tàmbali ko wastu ak lakk-lakk bu métti bi nga xamee ni moo amoon fële ca marché Ocass ci mardi bi xalif général des Mourides moom nag yëkkati na ci kaddu di naqarlu dégâts yu bari yi gis ni yëf yi nag ndogalu yàlla la waaye autorités yi tamit war nañu xool responsabilité ñenn ñi ci lakk boobu la ñu teewlu ko. dogalu yàlla la. dëgg la suñu borom du kenn du kenn lenn dogal. la fa xëy na dana bari lool. waaye yàlla moo ko fa defoon te du jeexal. dëgg la waaw. te mën na faa def lu ko ëpp wala na faa def lu ko gën. loolu rek la. loolu foofu dong lan nekk lan nekk. ndax noonu dong la demee. lépp moom dañ koy delloo ci yàlla rek. nga xam ne dogal ba moo xam. yàlla mooy def mooy dindi. damay wax ne mooy def mooy dindi. moo xam li muy def moo xam ni muy defee. moo xam li ko tax di def. moo xam li muy def. moo xam ni muy def. moo xam li ko tax di def. loolu yàlla rek te mooy def mooy dindi kon lépp dañ ko delloo ci moom. dellu si nag suñu bopp da xam ne ay jaam rek la ñu. teg bi dana koo teg ci coobareem. dana ko teg ci coobareem. waaye nag moom jëfam du luy neen. waaw yàqul fawul juumul. yàqul fawul juumul. jëfam du neen. waaw kon na la xel njot ne dafiy indi rek lu ko ëpp. wala dafiy indi rek lu ko gën. incha allah waaw na rafet njot suñu bopp bu baax xam ne itam moo nu gën a xam suñu bopp. fu mu toll. moo nu gën a xam suñu bopp waaye moo nu gën a xam suñu bopp waaye moo nu gën ci suñu bopp. moo nu gën ci suñu bopp. kon rafet njort ak dolli ko yaakaar ak nag ñi nga wax. jóg nag ci li nu di xel yi mu dénk. ci jaarale ko ci yéen kilifa yi ñi mu jox baatu àdduna. ñu ànd ko ak yéen defe ko na ngeen ko xalaate te na mu war a gëne. lakk-lakk yi nag liñ koy nemmeeku ci marché yi bari na lool ñu bari nag gis ni branchement clandestin yi nga xamee ni ña ngi koy amal ci wàllu courant bokk na ci li koy andi ñenn ci commerçant yi ñu leen di ñaax ñu dem souscrire ci ay assurance rek ngir marchandise yi ñuy perte ñu mën ci am lu ñu ci jot ci wàllu koppor ñu teewlu ci reportage Pape Farañing ak Thierno Roland Mendy. nga xëy dégg ne marché lakk na li nu mel daa mel ni dafa bokk sunu dund ndax munoo toog weer rek te déggoo ab marché bu lakk fii ci réew mi li nu mel nag jaaxal ñii di commerçant yi ñu jàpp ne responsabilité yi danoo partagé. métti na trop puisque marché yi ñu nekk ci marché yi amuñu ay assurance pour seen place yi fi mu nekk nii ku ci lakkale da ngay jooytu ba état dimbali la. waral lakk-lakk yi ci marché yi li ci jiitu mooy court-circuit ndax court-circuit boobu. dafa am ñoo xam dañu am moyen pour am seen courant bopp am ñoo xam duñu am moyen ñooñu il faut nga am koo xam ne moo leen di xëccal fil en général loolu mooy indi lakk-lakk yi. ay millions yoo xam ne doon koo dajale tàkk ba jeex tàkk waaye bindu ci assurance lu nu mel mën naa tax ba nga dabu li nga ñàkk. ni état bi rendre obligatoire assurance auto. noonu la état bi wala noonu rendre obligatoire assurance boutique assurance marché assurance magasin loolu su amoon non seulement xale yi danañ ci liggéey sax ci assurance yi di ci gagner seen vie kon duñ dugg sax ci mbëkk mi mais surtout danañ assurer boutique yi ba ñun li jubóo nag moom mooy bu lakk amee fekk def nañ inventaire li nekk ci boutique bi bu lakk amee ba ñëw def constat huissier 1 mois après la nga ñàkkoon yëpp lay fay. assurance bi dafay baax waaw xëy na am na ñoo xam ne duñ nag xamuñ doolee fay assurance waaye bu ñu xam doolee fay assurance moom mën nañoo dem def assurance bu ëllëgee bu yàqulee assurance mën leen a fay. pëccëxoo bu doy waar bi nga xam ne moom la ñu gis ci yenn marché yi loolu tamit tax na ni ñu war a am beneen organisation. dafa laaj organisation bu baax puisque état fi mu toll nii dafa war a taxaw ci marché yi bu baax puisque marché yi ñi ciy liggéey ñi ci yor ay kër kenn xamul nu ñu toll te état ni mu seetaane marché yi dafa ëpp donc war na ci dugal loxoom. dañu proposer aussi gestion ñu privatiser gestion marché yi. parce que tey lakk bu amee ci benn marché kuy responsable côté bi état côté bi mairie bi direction protection civile côté bi Sénélec côté bi commerçant yi côté bi gardien yi doo xam kan mooy responsable
ñëppay kenn du nekk responsable wala ñëppay responsable te léegi nag ñun su fekkee privatisé nañ ko dénk ko diw lu man di xew ci marché bi diw moom mooy responsable. tàkk-tàkk bu métti bi nga xam ne moom la ñu nemmee ko ca marché Ocass mu yóbbu daanaka xaaju marché ba foofu ca diwaanu Touba li nu mel nag tax ñuy wax nan la ñu mën a def nag ba jooyanti marché yi ba ñu méngoog jamono ndax ñuy wéy di lakk rek yóbbaale alalu commerçant yi. Fapal ñi dañuy wax ci foire de l'entrepreneuriat bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal démb prétexte bi nag dañu nekk ci semaine mondiale de l'entrepreneuriat thème ba ñu muy entrepreneuriat war a mën a nekk alternative ci immigration clandestine bi nga xamee ni ñu ngi koy nemmeeku fan yi te mu am doole lool objectif bu foire bi nag mooy fexe ba gune yi am ay opportunité de financement mën a defar seeni affaire ci loolu ñu teewlu ci directrice exécutive bu Jokko Labs di wuyoo Fatoumata Niang muy àddu ci micro Fatou Bintou Conté ak Yaya Diallo. ci semaine bi mooy ni que jiitum réew bi ak lépp lu ko wër ñu jël lépp luy décision yoo xam ne moom la ñu nar a jagleel entrepreneur yi pour yombalal leen ni ñuy defee ni ñuy wutee seen i liggéey mais tamit décision yoo xam ne ndawi Sénégal yi dugg ci mbëkk bi ak yooyu ñu mën leen jàppale jox leen ay opportunité ngir ñu bëgg a toog seen dëkk ginnaaw bu ñoom seen xel may leen ni que dem la Barça à tout prix waaye tamit bu ñu leen tegleel fii yoo xam ne mën na tax ñu toog mën leen ci gis seen bopp yaakaar naa ni dinañ wàññi tentative yi ñuy def nga xam ne ñu ngi dem di dee ci géej bi. Sénégal di waajal promulguer loi ci accès information kii ñu xibaar loolu di secrétaire d'État Mamadou Salif Sow mi ngi ko doon waxee nag ci atelier de partage boo xam ne ni ngi ko doon amal ci processus adaptation loi boobule mu mel ni askan wi lépp lu la jaaxal ci ab dossier mën nga ci laajte ñu xibaar la ci dañ ci teewlu moom Mamadou Salif Sow ci micro Modou Fall. Sénégal dafa bëgg mettre en place une loi sur l'accès à l'information loi bi lan la loi boo xam ne day permettre citoyen bu nekk bu bindee mun na am information ci administration publique wala administration privée yoo xam ne dañu am mission de service public waaw am na jéego yu bëri nag yoo xam ne état bi def na ko parce que boo xoolee par exemple ci code des collectivités territoriales dafa am foofu ay dispositions yu permettre citoyens par exemple en matière financière et budgétaire mun nañu am ay informations boo xoolee ci loi portant code de transparence dans les finances publiques dafa am jéego yooyu mais tey dañu ne il faut ñu am loi de portée générale mooy bépp administration citoyen bu nekk mun na toog di ne man damaa bëgg xam lu xew sama dëkk damaa bëgg xam sama institution yu dëkk sama dëkk lu ñuy fonctionner mu décider def demande pour am information te yàlla def na nag Sénégal pays boo xam ne bu ñu respecté ci àdduna bi en matière de bonne gouvernance actualité internationale bi ñu ci ànd ak Modou Fall dem fa de ca Burkina Faso foofu nag ña ngay waajal jongante njiitub réew 13 candidats le conseil constitutionnel retenir. kon jongante njiitu réew Cheikh Tidiane Diaw jàppal ni fukki fan mu ngi am kon ci weeru novembre ñaar fan ak ñaar ci at mi ñu nekk noonu la fukk ak ñetti candidat moom le conseil constitutionnel bi téye bokk na ci président bi nga xam te ni moom moo fa nekk di président sortant bi di Roch Marc Christian Kaboré moom nag kon dana jàmmaarloog fukk ak ñaari doomu Burkina Faso ngir mën a daal di téyewaat li nga xam te ni moo di chaisem boobu lay ba tey foofee ca Burkina Faso jàpp leen ay junni doomu aadama kon daw nañu li nga xam te ni moo di cong yañ fa nemmeeku te terroriste yi di ko amal ñoom ñooy ne rek mën na am nag loolee gàllankoor seen wote ci ñaar fan ak ñaar ci weeru novembre ci bisub kon élection ya fa am fàttali ne Burkina Faso kon depuis 2015 ba léegi li nga xam te ni moo di wàllu jihadiste dañ ko fa nemme
nemmeeku ca kon bët li nga xam ne moo di penku réew ma ak bët gànnaar ba ci Éthiopie jàpp leen ci lu tolloog 2.7 junni doomu aadama daw nañu bàyyeekoo seen réew dugg Soudan la ko waral moo di kon rek xeex ba fa am ci li nga xam te ni moo di booru dex bi di Tigézé te nekk rek frontière ci diggante Éthiopie ak Soudan ak Érythrée dañ ciy ànd ak Fatou Bintou Konté mu ñu ay leeral. tey ci altine ji lu toll ci 3200 personnes ñoom nag franchir nañu li nga xam ne moom moo di rivière bee nekk ci Tigézé te nekk ci frontière diggante Éthiopie Soudan ak Érythrée ñoom ñi nga xam ne presque ci solu soudanais bi la ñu nekk réfugiés yooyu nag ci ay bateau lañ doon dugg di def ay aller retour di dem dëkk ak dëkk ñenn ñi sax di féey pour mun a jot fi nga xam ne moom moo di beneen dëkk bile ngeen mën rek franchir li nga xam ne moom moo di poste frontière du Hamdayet ak tamit yóbbaale yenn dund yoo xam ne dina leen mën a permettre ñu nekk ak seen njaboot ñi réfugié nag 3200 yooyee bu ñu dégloo ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa ONU jàpp nañu ne ñoom ñooy moitié réfugié yi nga xam ne jamono ji ñoom ñee daw fee nga xam ne moom moo di Éthiopie ndax boo xoolee dëkk bi nga xam ne moom moo di Oumérat te nekk fee nga xam ne moom moo di Éthiopie ña ngi ko bombardé woon ci semaine bee passé moo tax ñu ci bëri nag daw ci dëkk boobee ña ngay accusé ki nga xam ne moom moo di Érythrée moo ngi jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy force fédérale éthiopienne yooyu propos yi nag ñi di renseignement militaire soudanais yi nag ña ngi koy dëggal ñu jamono ji nag ma ngay yuuxu wàllu ndax bu ñu moytuwul nag fi mu toll nii ci information yi nga xam ne jot nañ ko am crise humanitaire bu mag dana am yàggul dara ci ñi nga xam ne ñoom ñooy milliers de réfugiés yi nga xam ne chaque jour ña ngay daw combat yi nga xam ne moo am seen dëkk ngir nag wut li nga xam ne moom moo di kaaraange fee ci est Soudan mu di Afrique boo xam ne fi mu toll nii ci at yu ñu wees ci partie dëkk bii nga xam ne moom moo di Éthiopie bari na lool ñoo xam ne daw nañ fa. Bintu Konté jërëjëf ca France nag foofee ay immigré fa nekk toll ci 2 junni nekkoon ci ay camp ca booru stade ba kon di nekk ca Saint-Denis ñoom nag rek lañ doon jàpp démb daal di leen di toxal association ya fa nekk rek di yëngu ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ñaawlu li ni mel nee nañ loole teguñu ko ci yoon ba tey lu tollook téeméeri junni doomu aadama joxoñ baraamu tuuma ñi nga xam te ni ñooy waa Boy Scout yu Amérique yi nii dañoo amal ci ñoom li nga xam te ni rek moo di wàllu abus sexuel loolee rek kon altine gi fukki fan ak juróom-benn ci weeru novembre mooy limite gi nga xam te ni jàpp nañ ko ci bis ngir ñu mën a jot li nga xam te ni moo di seen ndàmpaay waaye ñoom la ñu sàkku rek nee nañu kon nañ leen jox seen i ndàmpaay ndaxte ñooñee ñoo def jëf ju ñaaw jooy jëm ca ñoom. laboratoire Moderna xam le ni vaccin bi mu génnee ci xeex mbas mi kon boo jëlee téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yeeg ñeent yi ci efficace la kon loolee nag waa Union européenne wóoluwuñu bu baax moo tax jëlaguñuy vaccin waaye kii di patron Moderna moom mu ngay def pression te ñoom rek ngir mu commandé yooyu le vaccin ñu mën a xeex mbas mi lu toll ak 2 junni soldat ci yu Amérique ya nekk ci Afghanistan kon ñu leen jël Donald Trump mooy waaj def li ni mel loolee nag kii di secrétaire général bu OTAN di yëglu ne loolee bu fekkee def na ko dana indi gàllankoor ci seen wàllu alliance googee foofu lay te rek dana tax ñu am te ni ñu di fukk yi mën a yënguwaat bu baax dañ ci ànd ak Pape Fara Ñing. secrétaire général bu OTAN nag bëggul critiquer bu baax nag ki nga xam ne moo nekk président bu États-Unis mu nekk nag Donald Trump jàpp ne ne ki nga xam ne nag moo nekk président américain yi la mu bëgg nag jëlee soldats yi foofu ca Afghanistan nag nekk na loo xam ne dina nekk lu doy waar Jens Stoltenberg nag moom la mu jàpp ne lu ëpp 2 fukki at troupe yooyu nag yu OTAN yi ñu ngi nekk foofu nag di xeex ci Afghanistan ci ab alliance gannaaw ba nga xam ne États-Unis songoon nañ ko ci 11 septembre daal di daaneel nag 2 tuuram yu mag yeeg ak yeneen i avion yu fa daanu ci junni nit yi nga xam ne nag ñoo bokk ci mission boobu lu ëpp nag ay junni ci ñoom ñàkk nañu seeni bakkan ci yooyu le combat te jamono ji ci 12000 soldats yu fa nekk xaaj bi nekk ñu ay américain ñoom dañoo ñëw rek jàppale leen xeex ci seen wët OTAN nag jàpp ne dina desoon foofu ci Afghanistan ba 2024 Stoltenberg wax na nag bu ñu demee jamono ji ne bëreet rek jóge fa wala kenn coordonné wu ko Afghanistan bu muytu nag mooy doonu daluwaay terroriste yi ak groupe état islamique bi nga xam ne mun nañoo reconstruire waat foofu califat du terreur bi nga xam ne nag ñàkk nañ ko ca Syrie ak ci Irak lépp 4 at a ngi nag secrétaire général bu OTAN mu ngi doon tenté di déema nag fexe bañ jafe-jafe yi daal di am gannaaw nag Donald Trump fu ne nag moom jubawutoo kenn te la muy rafetlu sax moo nekk falu ki nga xam ne moo nekk président bu bees bi di Joe Biden gis nañ ko nag moom jamono ji am na beneen taxawaay te ñuy xaar nag ba mu falu xool naka lay doxalee.
Fara jërëjëf fii la ñu yemale xibaar yi biti réew yi Cheikh Tidiane Diaw. jërëjëf Mamadou Fall Astou li moo fi gënoon a fës ci xibaar. jërëjëf Cheikh Tidiane mu nekkoon ñaareelu pàcc bi ñaareelu kaas bi ñu leen di jagleel ci Info Matin 6h30 9h defe naa ne kaas bu njëkk bi ci suba la woon 6h30 ñetteelu kaas bi nañu ko xaar benn waxtu ñàkkul tamit di ngeen ci am yeneen i kaasu xibaar bu juróom-ñaari waxtu tegee fanweeri simili ak juróom-ñetti waxtu jërëjëf Cheikh Tidiane jërëjëf Modou Fall xëy na dañuy des rek ci actualité bi nga xam ne nemmeeku nañu ko mooy lakk ga am marché Ocass ak lam fa yàq yëpp ndax lu toll ci fukki centres commerciaux ak ñett moom fu mu tàkkee alal ju bëri naax saay na. et puis bon xam nga problème boobu du lu fi bees à chaque fois dafa mel ni sax Sénégal série lay doon heure bu commencé waatee rek. su bii paree une semaine après nga déggaat beneen marché jël après nga déggaat beneen marché jël mais loolu yëpp damay firnde ni tamit mooy manque d'organisation bi nga xamee ni moom moo am ci marché yi comme ni ñu ko waxee branchement clandestin yi tout ça ci courant marché te gaz tamit doo xam kan moo ko taal est-ce que ba mu koy def lam ci matuwaay yi ci waroon yëpp def na ko mais liñ ci gën a naqarlu mooy enquête yi dama xamul ndax ña ngi koy def wala duñ ko def parce que à chaque fois même non parce que à chaque fois même affaire bi lañ ñuy wax su courant nu mu tuddati su marché lakkee dañuy wax souvent court-circuit électrique mais est-ce que exactement court-circuit la parce que enquête yi tamit foog ñu sérieux ñu def ko comme ni ñu ko war a defee su ko defee conclusion yi su génnee nit ñi xam est-ce que benn waay moo doon ataaya gaz ñi tàkk mu andi incendie parce que loolu tamit su amee ñi koy def dañ leen war a sanctionner. yenn saa yi tamit nga yaakaar ne fay nga fourneau xëy na këriñ nga daa gëmm nga dem bàyyi ko fa mu ngelaw ak jamono ji ni mu mbooyewee nii mën naa jur lu nekk. non defoo ko je pense que mooy war nañ gën a sérieux je sais pas ci enquête yi wala tamit ñu ñuy publier rapport yi ñu wax ñu exactement lan mooy lakk marché yi parce que je pense que c'est la énième fois marché lim fii lakk bari na foire bi gis nañ li fi amoon ci jamono yee passé yooyu yëpp c'est des choses récurrentes qui arrivent tout le temps te yëf nag soo ko bëggee xeex bëgg ko saafara foog nga xam jàngoro ji fu muy jógee vraiment dëgg la Modou Fall yenn saa yi tamit ci marché yi ñu joxoñ branchement clandestin yi yenn saa yi mu am branchement sauvage nga dugg ci marché gis nañu branché baaxul yenn saa yi sax fa ñu ne fa la bouche d'incendie ba nekk da nga fay fekk ku fa teg am njaayam di jaay. mën nga li nga wax dëgg la bouche d'incendie déjà ñu bëri ci jaaykat yi ak yenn ci Sénégalais yi xamuñu lan la ak lan mooy njëriñam xàmmeewuñ ko sax ci marché beneen bi mooy branchement clandestin yi gis nañ nemmeeku nañu 90% marché yi bu ñu tàkkee ñu ne branchement clandestin lañ lenn nag li nga xamante ni mooy loxo doomu aadama mu ngi ci mooy gis nga ñoo xamante ni au lieu ñu installé wut seeni compteur dañuy préférer asu nga càppal ma xëcc fii lu yóbbu bu ko defee loolee mën na taal marché bi mais beneen man bi ma bëggoon ñu taxaw xool ko mooy qualité matériel yi nga xamante ne moom la ñuy utiliser ci wàllu courant bi moo xam disjoncteur la wala lampe yi parce que souvent sa kër booy seetlu am na lampe yooyu jënd ci boutique bi man ma ko seetlu mais buy lakk day def étincelle day mel lu tàkk sotal disjoncteur bi est-ce que tamit qualité yooyu ñuy dugal ci réew mi mu nekk moo xam ay fusible wala est-ce que yooyu du yenn saa yi sa rallonge yi yenn voilà du foog voilà rallonge yi da ngay branché mu est-ce que loolu tamit nekk loo xam te ni bokk na ci luy taal marché yi ñetteel bi mooy ba ñu dalee waxu marché yi lakk ba léegi jaaw wax na ko amul benn yoon ñu génnee benn rapport d'enquête bu exhaustif boo xam te ni nit ñi mën nañ joxoñ baaraama tuuma ne Sénégal par exemple 50% ci marché yi tàkk lii moo leen di taal loolu problème la man pour man nag pour nga mën a faj dara foog nga xam fan la jàngoro ji nekk nga mën ko saafara. maanaam daal gëstu ko Chérif am na ay mesures yoo xam ne annoncé woon nañu ko yaa ngi ko doon wax sànq bi mbas mi ñëwee ne dañuy soppi dañuy tëj marché yi dañuy raxas dañuy defar waaye dafa mel ne daal dafa jaaree naax saay. dafa jaaree naax saay parce que duñ tirer ay leçons xam nga ñu ngi ko doon wax benn jour ci wàllu aviation civile ci ay avion
boo xoolee lu tax crash yi di wàññeeku cause yi bu avion daanoo bu enquête amee dañu xool li ko daaneel ñu joyante ko nga xamante loolu moom dootul daaneel te avion leneen. éliminé au frais. voilà fii nag yaa ngi wax presque même cause yi la ñooy produire les mêmes effets mooy branchement clandestin yi aussi anarchie bi parce que suñu marché aussi dañu war a moderne mënul marché yoo xamante ni depuis Sénégal ba léegi nii la mbaar yi jaxasoo ak lu nekk et puis pour accès sapeurs-pompiers déjà bu ñëwee pour accéder fi lakk gi am rek difficilement lañ fay nekk. ñoom it bon même si problème intervention aussi il faut ñu wax ko parce que bu fekkente ne bouche d'incendie yi boo xoolee Dakar boo fi doon compter bouche d'incendie bariwul marché aussi bouche d'incendie yi nga xamante ni genre mbalka la yu nekk suuf yu ni denc ndox nga xamante ni bu lakk amee au lieu ñu oto bi di dem ak embouteillage yi bouchon yi di ñëw ñu mën a root ci li nga xamante ni moom moo nekk ci bouche d'incendie yi mën koo fayee loolu problème la wala comme ni nga waxee déjà dañu ñëw construire ci bouche d'incendie muy ay problème yoo xamante ni ci wàllu comportement la gis nga bi lakk amee ci marché bu Ziguinchor Mouhamed Boun Abdallah Dionne mi ba mu fa demee en tant que premier ministre àndoon ak Alioune Sarr bi dénkoon commerce yi waxoon nañ ko ne lii dootu fi amati marché yi dinañ ko moderniser forage collectivité territoriale yi nga xamante ne ñoom ñooy jël ay patente ak yu ni mel ñoom it la même chose parce que organisation marché mais acteurs yi parce que je pense que même kilifa yi c'est vrai que ñoom yéene bi ñoom ñoo ko def mais ñi nga xam ne ñooy acteurs yi di commerçant yi ñoom seen mbir di seen outil alal ja nekk fa di yàqu ñoom ñoo war a gën a sauvegarder loolu en essayant quand même de moderniser li nga xamante ne moom mooy marché xel assurance yi assurer loolu aussi beneen problème mais est-ce que organisation suñu marché yi nii mu demee assureur bu jël risque aussi naan di ci dugg di assurer mënul nekk tant que defoon ko gis nañ Senelec quand même bu dee ci marché Liberté 6 am na liggéey bu am solo bu ñu fa defoon pour éviter branchement clandestin yi ñu ne woon ku ci nekk sa cantine ñu defal la sa compteur boobu nga bañ di xëccal loolu je pense que dañ ko war a yaatal ci yeneen marché yi. ñi nga xamee ni ñoom ñooy nekk ci biir marché yi ñoom ñoo war a njëkk nekk ñiy sàmmal seen i kaaraange bopp bañ a toléré yenn yi fi daal mu doon tolérance zéro parce que xam nañ ne su fa tàkk-tàkk ñu ne ñoom ñëppay yàqule ñoom ñëppay ñàkkule ay millions suñu gisee koo xamee ni day jéem a trafiquer di def ay branchement clandestin mais dañ ko arrêté suñu gisee koo xamee ni dafay taal gaz ci ay anam yoo xamee ni amul benn kaaraange mais nañu ko arrêté parce que seen sécurité ñoom ñoo ko war a njëkk a sàmmal seen bopp laata leneen. jërëjëf Cheikh Tidiane jërëjëf Chérif am nañ ci plateau bi Abdoulaye Diédhiou ak suñu gan waaye laata loolu dañuy dem gëstu point corona bi dellu si waat wéyal waxtaan wi. limu doomu aadama yi am li di jàngoroy coronavirus boobu ak léegi ñu xayma ko mu toll ci juróomi million ak ñeenti téeméeri junni ci ay doomi aadama ñi ci ñàkk seen bakkan toll ci million ak ñett téeméeri junni ci Sénégal lim bi nga xam ne nag boobu ak léegi it moom la ñu nemmeeku lu toll ci fukki junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom